Ça, c'est Youssou Ndour. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen ñëpp alxames ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu ànd ak yéen seen émission li ci penc mi tey ñu ngi fas yéene ànd ak mbokki artistes yi comédien woykat naka noonu képp koo xamante ni yaa ngi yëngu ci art bi Sénégal waaye seen wàllu nekkin lay waxtaan wi nag mooy souvent dañuy faral di dégg bu ñu ca tollee ci àll traite gi wala mag dikk ñuy def ay ket ak yëgloo ko ñaanal ñi nga xamante ne ñooy artiste comédien chanteur yëngu ci wàllu culture ngir ak njàppaleeg wàllu pajoog yeneen lan moo indi situation bu ni mel ndax mëne su ko daal di moytu laatu ñuy egsi ci situation yu ni mel mécanisme yi ñu tëral boobaak léegi ndax ñu ngi koy jëfandikoo ci anam yu mu waree maa ngi xalaat lu jëm ci wàllu mutuelle wàllu li nga xamante ni mooy paju mi ak cotisé yeeg yeneen solidarité seen biir également moo waral waxtaan week télévision Futur Média ñu gërëm bu baax Anna Rocha mi réalisé émission bi moom mooy madame culture RFM ci plateau bi Abdoulaye Koundoul mooy directeur des arts monsieur le directeur maa ngi lay nuyu rafetlu teewaay gi. jërëjëf El Hadj Assane maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi bu baax a baax. di nuyu aussi yeneen invité yëpp di commencer ci Lamine Ndiaye muy suñu doyen suñu grand ku nekk xam ko ci théâtre waaye théâtre moom benn facette bu ndaw la rek am na yeneen yoo xam ne yi xam naa du ñàkk dina ko wax parce que loolu la ñi xam ci moom mais am na yeneen yu ma découvrir ci moom di ñëw ci Alioune Mbaye Nder donc moom it ku nekk xam ko mu ràññeeku bu baax a baax ci li muy def di woy waaye it di nuyu Babacar Diouf mi nga xam ne moom mooy PCA président du conseil d'administration bu mutuelle des acteurs du Sénégal. jërëjëf Koundoul merci beaucoup. Lamine Ndiaye mu ngi ci plateau bi dootuñu leen ko présenté artiste comédien sëñ Lamine di suñu mag suñu soppee ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf El Hadj Assane ma di leen gërëm di leen sant di gërëm it kër gi. ak ki nga xam ne nii moo jiite kër gi rawatina téléspectateurs yi nga xam ne nii ñoo ñuy seetaan di gërëm waa Sénégal. parce que dañu jëflanteeg ñoom yàgg na. bi télévision di ubbee ba léegi. donc ngërëm li ci ñoom la. parce que ñu nit liñ ci yàgg-yàgg bu du woon ñoom. du ñu ne. dëgg la jërëjëf Ndiaye. di gërëm sama njaboot yëpp nag. merci Babacar Diouf président conseil administration bu mutuelle de santé des artistes sëñ Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay nuyu El Hadj Assane. di leen sant yéen waa TFM ci liggéey bi ngeen di def ci réew mi. alhamdulilah nuyu képp koo xam ne mu ngi seetaan émission bi. nuyu nag sumay mbokk sumay am di jàmm. Koundoul directeur des arts. yàlla boole ñu nag depuis l'EPEX. ci wàllu formation. ok Lamine Ndiaye ñu daje ci yeneen dund yeneen facettes yoo xam ne bokkul sax ci art bi. ak suma rak Alioune Mbaye Nder. voilà très bien wax nga ko Alioune Mbaye Nder mu ngi ak ñun moom it ci këram la ne. Alioune ñu ngi lay nuyu. waaw El Hadj Assane maa ngi lay nuyu bu baax di sargal ñi nekk ci plateau bi yëpp di nuyu waa Sénégal ak le monde entier vraiment di jox wàccuwaay suma mag yi nga xamante ni maa ngi fekk ci plateau bi bëgg ko bokk ak ñoom. muy Lamine di artiste boo xamante ni bi yàgg na moo marqué. directeur aussi maa ngi koy jox wàccuwaayam ak PCA vraiment di kontaan ci émission bi nga xam ne que incha allahu taala. ñu ngi koy fas yéene defandoo ak ñun ñëpp. jërëjëf du nag soobu ci émission bi ca jébbalu nu njaal ñëpp ñu yëngu ci wàllu culture taale ko ci suñu mag Lamine Ndiaye xam nga ni ci fan yi ci ginnaaw ñàkkoon na doomam bu jigéen Sénégal yëpp taxaw ci ni mu waree ndax moom it li mu séq ak ñëpp waaye it ku mel ni Baye Pël barki Dembo Ndiaye fekkoon na it ku mel ni El Hadj Ba bu li nga xamante ni mooy idole et cetera ak sunu jigéen Kumba Gawlo Seck mi ñàkk barki Dembo waajuram bu góor moom it Sénégal yëpp ànd ak moom ci tiis wi bu ñu jaalee Kumba Gawlo nag jaale suñu rak Matar waaye
Maître Khalil Seck frère am nga xamante ni maag moom ci dunya la woon waaye soxna Fama Thioune di kon sunu rakk mbokk ci kër gi vraiment di ko jébbal njaalu groupe Futurs Médias yëpp profiter également ci seen teewaay yéen it di leen jaale mbokk yooyu yëpp doon yëngu ci wàllu culture ci it ku lim juum di ñaan suñu borom subhanahu wa taala xare leen aljana. ñu commencé waxtaan wi ak état des lieux monsieur le directeur des arts d'abord ñu wax wàllu mutuelle de santé wàllu retraite wàllu kon mujj gu rafet ci gàttal ni ko wolof di waxee nees may def ba jàppale ci mbokk yi yëngu ci wàllu culture bi surtout bu ñu xamee culture nag parce que Sénégal aussi du ñuy faral di fonk ñi nga xam ne ñooy suñuy star ci waxin. jërëjëf Assane xam nga li wundu waxtaan wi yëpp yaakaar naa mën nañu si dem directement mooy situation bi nga xam ne dañ koy faral di dund. bu fekkente ne yenn artistes yoo xam ne yi vraiment royukaay lañu di seetu Sénégal di taaral Sénégal. am fu ñu toll jamono di dox bu doole néew feebar daal di dugg si ñu dem ba mujj gi ñu naan diw feebar na wala nekk na ci tolof ñu ngi koy génne fa mu dëkk. nañu xool nan la ñuy def pour jàppale ko muy loo xam ne lii lu doy waar la. waaye yam foofu rek ci analyse bi dafay mel ni loo xam ne dañ koy tronqué dañu war a remonter tuuti seet lan mooy faral di indi loolu. ndax lii dal artistes yi dalul yeneen liggéeykat yi. ki nga xam ne kii journaliste la di liggéey. di jot payoram am lu mu ciy dindi muy fekkante olof di faral di wax naan ji nga sàq mi nga xam ne soo màggetee moo lay dundal ba ngay ne xale nga koy duy kon ñuy dindi ci loolu. artistes yi yàlla def ñoom nekkuñu ci situation boobu parce que du sax revenu boo xam ne bu régulier la. ñoom liy caractériser seen liggéey moom mooy l'intermittence mooy liggéey tey suba nga toog ëllëg mu ñëw et cetera loolu mooy faral di ñëw. loolu aussi bu fekkente ne noonu la ñuy gagner seen vie te système bi ñu am di gérer yeneen travailleurs yëpp jëlul en compte ñi nga xam ne ñii ñoom intermittence la ñuy doxee. dafay jafe pour ñoom ñu dugg ci lépp loo xam ne tegoon nañ ko ngir di protéger du point de vue social les travailleurs. loolu moom mooy indi problème bi yëpp ba nga xam ne nañuy traiter yeneen travailleurs yi ñoom mënuñ leen a traiter noonu. leneen li aussi mooy wax dëgg yàlla am na organisation boo xam ne bii it artistes yi ministère jàppale leen autorités yi jàppale leen am na loo xam ne il faut ñu def ko. mooy aussi ñu fexe ba lu tuuti li ñuy gagné. ñu am loo xam ne dañ ko ciy dindi. mu am fu muy fekkante bu ëllëgee. bu mag dikkee wala bu feebar dikkee. ñu mën a loolu convoqué ko mu ñëw. pour mën a faj nit ñi. loolu yaakaar naa ne mooy problème bi. jërëjëf Lamine sa xalaat ci wàllu woowu même laaj bi. waaw xam nga le directeur li mu jot a wax. dafa ëmb lu bëree bëri. li ma ci jàpp rek mooy organisation bi war ci artistes yi ñu war koo def. ngir loolu mën a am. mais ñaareel ba fii dafa nekk réew moo xam ni production daf fi doxul. te la artistes yi di am kenn mënu ci coppati lu mu néew a néew. pour mën ko di ko teg benn boor. li mu wax nga xalaat bu rafet la. mais na fekkoon ni production di dox ba artistes yi suñu amee. mën daal ne lii kat mën naa ko ci teq def ko ci kees gi. pour bu ëllëg ndax ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd. dëgg la mais ki nga xam ne dafa jànkoonteeg luyaas jànkoonteeg feebar ñu war ko faj mu war a dem jëndi ay médicaments am laata sax ñu yëg ni feebar na. te nekk aussi tamit ci réew mu mel ni Sénégal di jéebaane feebaru nit dafa rafetul. rawatina nag courant ñëw ndox ñëw tegu ci. mu bëgg a teq loolu yëpp ba pare as tuut mu war koo dese. di ko dugal foofu ci kees dina metti ci moom parce que fii lu production bi bari lu mu néew juróom benn production la mu sax ci ay nit ñoo xam ne ñoom la ñu xam ci mbir mi. mu am ci ñeneen ñoo xam ne ci aar bi la ñu dugg mel ni ñun ba pare nag. yeggul ci ñoom dafa mel ni rek làmb ji. dañ cee rax rek. waaw xam nga làmb ji am na ñoo xam ne dañuy bëree tout le temps. mais li ñu bëri yëpp. boo koy seetlu mu tul 20 à 25 personnes yoo xam ne nii ñoom. toujours ñooy séddu waaw. loolu yëpp dafa lëkkaloo ke li nga xam ne ñu jot na ko wax. ba nga xam ni pour teqale leen wut benn méthodologie boo xam ni dana tax. même ki liggéey sax ku liggéeyul toog dina am as tuut loo xam ne nii xaw ma nag fu mu koy jëlee xëy na peut-être ñu toog xalaat. du ñàkk bunt boo xam ne dinañu ko mën a may ba ñu mën a jëfee noonu. très bien beneen organisation bi nga baal ma de. mooy jikko yi.
parce que ki toog di cotiser keneen ñëw cotiser dafa laaj ñu booloo. dëgg la takk say wi mu doon benn. mais bu fekkee ni seqoo falo ginaar kum nenam la loolu yi ñu bëgg du am. dëgg la mooy question solidarité bi ñëwaat souvent. très bien Sénégal nag du artiste rek ah sénégalais yi ñoo solidarité moom. mbir mi li ñu koy wax moo ëpp ni ñu koy jëfee entreprise yëpp boo seetloo gars yi moom waaw. tout à fait bopp sa bopp ci xamuñ ne dafay néewal kattan mbooloo mooy doole. mais par contre Lamine. ñu ngi ci jamono bu ay mutuelle de santé yegsee wax dëgg yàlla foofu nag xaw na accessible ñu baal ma Sénégal métti na métti goo xam ni bul xeebal kenn kii mais. ay cotisation 3000 francs 2500 état bi def la des ko quand même je pense yomb na de façon globale pour ñëpp yomb na. yomb na voilà mais wax jëf yi nekk. mais jëf ji. lu rëy la. ok bu dee loolu rek. man mii sax mën naa cotiser wàlleel keneen ak keneen ak keneen. keneen aussi tam mën na cotiser keneen ak keneen. mais loolu fajul mbir mi. parce que boo doon xayma tey ñaata lañu defe naa ni danañ bari lool. tuwaat fa kàlla macha allah. li ñu waroon njëkk def ci suñu géew bi mooy xam ndax maanaam taxawal statut boo xam ni mooy ëmb artistes yi. moo xam artistes yi statut boobu ñu yaatal ko musiciens yeeg ñëpp bokk ci parce que art boo ko waxee rek. dafa lalu fu bari. donc loolu statut boobu bu amoon ba léegi. ba ñu xam kan mooy kan. ku nekk la ngay jaar ci grille bi. xam li ñu lay fay production yi di dox fii. producteurs yi nangu dugal seen xaalis. ñu gëm art bi xam ni mën na indi xaalis. bu boobaa yaakaar naa ni kenn du wax kenn lenn. kenn du fi toog di ñaan aide ak nangam naam ak yooyu. ñu poursuivre soo ma ko mayee monsieur Diouf ci même logique bi jël Alioune Mbaye Der moom comme artiste la avant may ñëw ci yow mi nga xam yaa yor mutuelle bi nag. nga wax ma sax d'ailleurs ndax Lamine ak Alioune bindu nañu bismillah Alioune Mbaye Der ci même question bi naka lañ mën a def ba artistes yi quand même ñu génn ci ñoom it di am retraite comme ñëpp xel yi di dal ñu mën di gën a inspiré wu sax parce que seen liggéey dafa laaj xel mu dal. waaw dëgg la Alaye Assane maa ngi lay gërëm bu baax ci question bi mais man dama am problème. problème bi ma am mooy artiste en général et quand je dis artiste en général. mooy képp koo xamante ni yaa ngi yëngu ci wàllu culture ci nga bokk. mooy dañoo jekk ci secteur formel mais population bi impose ñu pousse ñu bokk ci secteur informel. et pourtant loolu du suñu wàccuwaay. artiste bi gën a tuuti tey États-Unis bu yàlla dogalee tey ji mu génne benn single. bu dox les États-Unis di nekk États-Unis lépp. réew la comme yeneen réew yi. suñu Sénégal gi dañ koy tiitaroo naan réew mu tuuti la waaye réew mu mag la ci wàllu gis-gis ak dégg-dégg parce que c'est pas pour rien que tey ji président état Amérique bu falu dana bëgg a ñëw Sénégal te Sénégal pays africain la. c'est parce que tout simplement am na lu fi ne donte le pays bu ndaw la. may dellusiwaat di wax ni que artiste bu ndaw bi nga xamante ne bi juddoo na États-Unis tey ji ba yàlla dogal mu génne benn single boo xamante ni bi siinoo ci àdduna mën naa toog 5 ans 6 ans bañ a génne single te dina ci dund boo moytul pendant 50 ans. palais bii ñuy tiitaroo tey mu nekk palais présidentiel bu ñuy wane ñoom seen maison de ouf yi nga xamante ni ñu ngi ko wane ci MTV da ngay jommi da ngay waaru ci yàlla ni artiste nañ la mën a amee lii parce que yow sa martaba ak li nga am ak li yàlla defal ci sa biir réew wóor na la wóorul yàlla ni kii yaa ko ëpp talent doo moromam waaye genn wàllat li mu am sax doo ko am donc mu mel ni que tey si tey damay gën a ñaaxaat gouvernement bi gis naa ni ñu ngi góorgóorlu mais il faut que mu am une volonté politique culturelle bu wóor boo xam ni que dañuy bañu sukkandiku ci artistes yi jubawuñu loolu faux débat la ñu nekk ci secteurs yi bari yi ca jubawuñu bari nan et pourtant ñu ngi touché seen i mutuelle ñu ngi touché seen i retraite mais pourquoi pas les artistes heure bu ñu waxee pour bëgg a song benn mbir boo xam ni que lu am importance la ci artistes yi dañ naan waaw artistes yi bu ñu booloo woon dina gën a am doole booloo nañu kenn amu ci problème bi mooy il faut que moom organisation boo xam ni que sincèrement dañuy appuyer parce que non Alaaji Assane problème yu bari na trop ci artistes yi. mais dimbal da ciy fekk loxo borom. non gis nga li ñu waxul pour état gën leen dimbali il faut que yéen tamit ngeen yombalal ko état. mooy lan loolu laa bëgg nga expliquer ma ko. maanaam ci wàllu xam nga dañ naan par exemple état mënut am plusieurs interlocuteurs bu fekkee ni ku ne dafa taxañ jëm booram état bi dafay am il se retrouve plus. loolu la il faut ngeen jéem a bennoo. non loolu laay wax loolu. pas bennoo dem naandoo ataaya non mais bennoo pas forcément ku ne dem mais quand même ñu xam ni kat lii war nañ ci juboo de façon consensuelle. mais xam nga
par exemple le président de la République du Sénégal Macky Sall c'est le président du Sénégal. S'il a besoin de tous les artistes mais clin d'œil lay def ñëpp ñëw toog mu wax ak ñoom. mu jël décision jël décret. et ça c'est important waxuma mu dimbali ku nekk individuellement parce que loolu mën na ko dana ko def parce que loolu waree fam la. ci par rapport ñi nga xamante ne bii seq ñu ko ak ñoom même ak ñi mu ko seqal ak ñoom parce que c'est le président de tous les Sénégalais mais dama ni. artistes yi il faut que mu am les paroles de vérité. même si c'est dur à dire. que ñu toog suñu mag ñi toog suñu rakk yi toog suñu nattaangoo yi toog ñu waxante dëgg xool fan la artiste jëm parce que ñaaw na trop. ñu bàyyi ba ku mel ni Baye Pël génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm. amiin ñu koy defal ay hommage. ñu gëmul. très bien xam naa du yomb dañ ñëw ci kanam bont naa aussi spécificité bi mooy ciw gi aussi xaw ma nag gars yi na xam ne fi may waxee aussi c'est-à-dire que li benn citoyen di def mu doon benn kese nga xam kenn xamu ko fële yow boo ko defee fukk lay doon. vice versa donc xëy na loolu aussi mooy nattub ñi nga xam ne dañoo ne ci métier gu lay yóbbu ci ciw. sëñ Diouf mutuelle bi fu ñu ci toll déjà est-ce que am na adhésion yenn yi est-ce que am na communication bi war que nit ñi les gens les acteurs culturels xam ni nekkinam. fi nga mujjee laay njëkkee. communication bi war mun naa wax ne amagul. amagul am na nag xanaa lu ko waral. waaye léegi bi directeur des arts di wax ak Lamine. ak Alioune ba léegi da ngay dégg ñu wax artistes yi waaye mutuelle bi. des acteurs culturels. acteurs culturels oui. kon gën naa yaatu. artiste gën na yaatu directeur des arts nag. wala artistes yi bu ñu waxee. mun nga xam ñoom fu ñuy waxee. oui loolu li ma bëgg a andi tamit ndax laajte woon nga ko léegi ci wàllu lim bi ba ñu njëkkee dem xool di ci BSDA 4 junni. ak lu topp lañ jàppoon ne ñoom ñoo nekkoon ñu ràññee mun jàpp ne ñi bokk nañ ñi am carte waaye bu ñu bëggee liggéey ci wàll wii ñun ba ñu xayma dañu ne nit ñi toll nañ ci 400 ak juróom fukki junniy nit ñoo xam ne ak seeni njaboot war nañ leen mun a boole ci li ñuy wax acteur culturel. ñu ñëw tamit ci wàllu liggéey bi ci boppam ndax dafa nekk loo xam ne dafa fekkoon ay jamono nit ñi dañ ko doon def ngir def ko passe-temps. waaye léegi dafa nekk métier. Alioune Mbaye Der mii groupe ba mu yor lañ ko war a jàppe entreprise ni TFM bii toog tey. noonu la waroon di doxe tamit professionnalisation boobu nag foofu lañ yeggagul. ba tax na peut-être phase transitoire bi dina métti. mutuelle bi ñëw waaye mutuelle bi dafay sàlloo rek loo xam ne dafa bokk ci suñu cosaan. ndax fii ko xewle nit ñi dinañu ñëw am lu ñuy ndawtal. ndawtal boobu walla lu mel ni santaane mooy nit ñi ku nekk de indi as tuut boo ko boolee mu mun a jëriñ nit ki nga xam ne moom ngeen fekk si mu nekk ci soxla. ndegam ñëpp luñ feebarandoo nag bu ñu dajalee as tuut ku feebar war nañ koo mën a faj. kon mutuelle bi loolu moo ko tax a jóg. ñu samp ko nag ndax riir bi am na jamono buñ doon wax mutuelle waaye boobu ci jamono waaj la woon mooy maanaam 2015 ba mars 2016 loolu ci waaj la ñu nekkoon. bañ ko sampee mars 2016 nag ba léegi jot nañoo bind lu tolloog 5,000 nit. acteur culturel. yoo xam ne bindu nañu. ci mutuelle bi ak lu topp ak 400 ak lu topp. waaye dafa des ci wàllu communication boobu. ba tax na dafa mel ni Dakar Fatick Ziguinchor Kolda ak Kédougou. ñooy dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo gën a fës. différence nag bëri na mu am foo xam ne daanaka amaguñ fa nit. loolu nag li koy gën a andi mooy mutuelle bi mutuelle nationale la. tournée bi war a am amagul. kon ci sanc bi tamit nañu xam ne mutuelle bi bañ koy sanc nekkul comme hôpital boo xam ne mun nga xëy rek ñu xam jumtukaay yi ngay jëriñoo nga faj nit ki. dafa am loo xam ne da koo wuute ak yeneen mutuelle yu bëri yu ngeen di dégg ci couverture maladie universelle Sénégal. ndax ñun mutuelle nationale la ñu nekk. te mutuelle yeneen yi ci commune lay nekk wala ci gox. justement moo taxoon ma bëggoon laaj ni mbaaru diis ci yéen
est-ce que vous êtes préparé ci diisaay bi ngeen def ci moyens yi war aussi. incha allahu rabi man gëm naa ne ndax bu njëkk dañ doon bind nit ñi waaye waroon nañu am ay base de données maanaam jumtukaay yu bees yoo xam ne. bés boo demee bi dugg ci boo bëggee xam ñaata jigéen nga am da ngay ñëw laaj rek mu jox la ko. jumtukaay yooyu léegi am na. manuel de procédure lu war a. lan mooy montant d'adhésion yi comme jëlee rek la mutuelle de santé yeneen yi la wala. waaw fi mu ne xam nga mutuelle de santé yépp dañoo jàpp ne nit ki bu defee ñaari téeméer. mun naa adhérer. kooku mooy yow Alaaji Assane mun ngaa ànd ñaari téeméer nga bokk. boo taale sa njaboot. njaboot ci deret njaboot ci dëkkandoo. wala njaboot ci liggéey. Alioune Mbaye mun nañu bindu orchestre am jël membre orchestre ya waaye moom mun na bindu tamit jël njabootam ci boppam. bind leen. léegi boo leen bindee nag ngir nga mun a faju ci mutuelle bi ngir sa njaboot mun a faju ci mutuelle bi faw yow at bu nekk. nga nattal ku ci nekk juróom-ñaari téeméer. at bu ne. at bu ne. bopp bu nekk. nga nattal ko juróom-ñaari téeméer. bu nekkee nag ci ministère de la culture li ko wuutale ak ñële mooy dañu jël 35 millions ne dañ koy jàppale mutuelle bi ba tax na yow boo ñëwee ci la nga waroon joxe ci bopp bu nekk at bi. mu nekkoon ci juróom-ñaari téeméer. day mujj nekk ñetti téeméer ndax ñeenti téeméer yi. mu ministère bi moo la ko jëlal en charge. ma leen di yëgal tamit ne loolu nag boo ko jotee dafa am lu ñuy wax la pyramide des soins. maanaam bu boobaa Lamine mënul xëy rek jóg dem hôpital. day jaar ci poste de santé. mu yónni ko ci centre de santé. centre de santé bi yóbbu ko hôpital boobu lay mun a doxe bu fekkee ne foofu nga jaar na ci faju mi muy ca ticket modérateur ba ci garab yi ba ci évacuation téeméer yoo xam ne moom nga waroon def yow ñaar fukk yi ngay fay. juróom-ñett fukk yi mutuelle bi moo koy jël en charge. diisaay bi nga doon wax léegi nag. mooy ñu toll fii bugg a faj suñuy njaboot yu nekk Kédougou Fatick wala feneen ñu ne ndegam amaguñu doole boobu. at bu njëkk bi dañuy lëngoo ak ay mutuelle yu nekk ci gox yooyu ba fu ñu nekk ñun ñu jël suñuy nit. yóbbu leen dénkaane leen saytu ba xam ndax ñu ngi leen di toppatoo ni mu waree. ba ñuy suñu ndëgër laay di gën a taxaw. ñu doog a mën a samp loo xam ne ñu koy defal suñu. jërëjëf Diouf monsieur le directeur des arts je pense que ni yéen lan ngeen noppee defal gars yi mais quand même c'est accessible wax dëgg yàlla. waaw ñu baal ma nag xam naa du ma bokk ñoom avis mais je pense que ni quand même et c'est valable pour tous les travailleurs sénégalais ku ci ne milieu boo ne rek parce que chaque jour nag nga def 3500 feneen foo xam ni wax dëgg yàlla ci ay mbumbaay gi puukare la. wala waaw Alaaji Assane xam nga. sama mag Lamine Ndiaye wax na ko sànq ne waaw dafay jafe mais man avis bi nga am moom laa am jàpp naa ne lu mu néew nit ki li muy gagné. mën na lu tuuti loo xam ne daf ko siy dindi demul fenn mais làq la lu muy denc rek. préoccupation boobu travailleurs yëpp ñoom ñoo ko war a am. tey jii li nga xam ne moom la ci ministère de la culture def mooy mutuelle boobu nga xam ne moom la Babacar di jiite. am na accompagnement boo xam ne bii ñu ngi koy def ak moom. sànq wax na léegi lu toll ci 35 millions yoo xam ni ministère de la culture daf koy dindi. lépp pour yombal rek artistes yi. de façon mensuelle la wala. annuel lañ koy def. annuel waaw. waaye li mu wax da ngeen dolli seen loxo de 35 millions de. incha allah mën nañu dolli suñu loxo parce que. loolu daf ñuy gënal ndax situation bi ñuy gis di ko dund tous les temps. dafay interpeller Sénégalais yëpp rawatina képp ku nekk ministère de la culture. parce que ku mu doon sa sago. sa njaboot am na tumuranke yoo xam ne du ko tumuranke. te loolu yëpp li koy def mooy situation bi ñuy vivre ak it seen statut xam nga sànq Lamine wax na ko tey jii chantier bi nga xam ne moom la ministère de la culture engagé mooy xool nan lay fexee ba définir le statut de l'artiste. dafa bëri nag lu mu wund du santé bi rek reconnaissance bi si la bokk. waaye fexe ba assainir les relations de travail entre artistes ak ñi leen di employé. parce que tey jii da ngay gis ku jóg rek ñëw contractualiser ak artiste am nu mu demee ak moom te du ko jaarale yoon waaye su amee loi boo xam ni daf lay wax ne la ah Alioune Mbaye Nder mi soo ko soxloo si conditions yi nga koy mën a enrôler. boobaa danañu mën même si biir contrat yooyu
am loo xam ne ni dañ koy rocci mu am fu muy dem. di dimbalee mutuelle bi ñi encouragé aussi lu bëri jonction bi nga xam ne bii mi ngi commencé di am entre la mutuelle ak SODAV. SODAV aussi liggéey bu rëy lay def ndax SODAV am na tey jii droit d'auteur yi bu Alioune Mbaye Nder déggee ne répartition am na ma ngay dem jege waaye la muy joxe est-ce que mënuñ am luñ ci rocc loo xam ne dañ naan ko kii su lay neex su lay nax yi dañ koy dindi dencal la ko pour bu ëllëgee boo demee ba doole néew nga am lu ñu def ak yow. dëgg la donc am na loo xam ne lii falaa budd mënta ñàkk mooy ki nga xam ne kii mooy bénéficiaire bi noo def mu am effort bu mu def moom it pour am lu mu laax ndax sénégalais yëpp muy travail yëpp noonu la ñuy def. c'est important Lamine ci wàllu woowu vous êtes interpellé ah. jërëjëf mais du woon pour wax ni yombul ci ñoom. ndax nag waxtaan wax dëgg ci la. 3500 kooku ciy laaj at ba at. bu doon denc 10 francs sax yaakaar ni dina ëpp dina mat du dëgg. mais man li may wax mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu jagleel loolu te bëgg cee bokk ñaata lañu amuñ ci benn notion. muy benn donc lu ñu jàppale ñi nga xam ne ñoo ngi am te production dafa doxul fii ci Sénégal. di nga gis artiste bi toog atum lëm pour mu am benn tournage ba ci yaakaar 100 000 francs c'est tout un problème. conditions yi ñu koy waxee dafa nekkoon conditions yoo xam ne nii bu fekkee ni par exemple artiste bi dina gagner au moins ci at mi juróom-benn production. mu ne bokk naa def production bi sax naa ko fayee lii pour suma at ba pare li ci des bopp ma koy fay luyaas bi ndox meeg courant beeg téléphone beeg ak nag ñi nga xam ni da nga aajowoo ak ñoom ndax fii Sénégal la. damay nekk ak sama mbokk mu gis ma toujours télévision maa ngi solu costume mu ne waat kii raw na. costume yi muy sol maar de taali nangam kon donc bu ma demee ci moom xëy na mën na maa jàppale ak ñi ñoo xam ne sax xooluñu loolu mais dañuy am soppeel ci yow ak yaakaar ci yow ñëw seet si la daan ne diw kat man dama bëgg nga dimbali ma non seulement ci liggéey bi dañ ñu koy def mais aussi léeg-léeg ñu diis ñu ay soxla yoo xam ne nii kenn du ko wax ci télévision parce que baaxu la wax ndax l'islam daf koo tere mais ñooñu aussi boo leen bokkee ci sa dund da ngay seet même kiy liggéey sax léeg-léeg mu liggéey ci moom dong ci benn famille yenu kër gi yëpp ba ci ndox meeg courant ak lépp loo xam ne kii nag kooku artiste bi nekkul foofu nekkul ci statut boobu dama ni nañ taxawal statut xam kanay kan xam ñanay artiste weddi wuñ ci kenn ndax ku bëgg a bokk ci géew mën nañ laa ubbil ca nañ koy defee nag pour ràññee nit ki ba xam kii nga xam ne nii tey benn producteur soxla na ko bu ñu xoolee grille bi ñaata la war a fayeeku jarul sax muy dem di waxaale bu koy engagé moom mi ngi ci xelam mu dem gis ki nga xam ne nii moo ko yoreel ay affaire am ne ko kat man sa artiste bi dama ko bëgg a engagé foofu am yenn réew yoo xam ne ni dañu tabax ay agence yu bëree bëri yoo xam ni du ñu toppatoo lu mooy artistes yi nga xam ni man tey damay xool Alioune Mbaye Nder daal di ciblé ko ne ak Alioune Mbaye Nder war naa mën a gagné par exemple ci at mi 1 milliard dama joxe noonu rek mu dë ko waxuma sax Alioune Mbaye Nder ñu engagé mais daf koy wutal déjà ay projet de tournée ay projet de spectacle yoo xam ni ci la Alioune Mbaye Nder di dugg pour mën a am xaalis non seulement agence bi day fay boo demee kër Alioune Mbaye Nder fekk agence bi defal na ko fa lépp ba du am ay problème sax ay luyaas ak ay hôpital ak ay nangam ak yooyu parce que saa yu kiwee rek am na ko taxaw déjà parce que liggéeyal na ko ba mu rafet benn bi ci des nga baal fii laa ko waxee dama bëgg ñu ràññee artistes yi du aide ndax kenn amul maqaama di dimbali nit li la yàlla may nga di ko defal nit mooy jàppalante ni peru kurus yi melee ci kurus fa la yem am na solo junj doy na borom xel. très bien maintenant Alioune Mbaye Nder Lamine mu ngi koy wax ci wàllu organisation du yomb nag parce que fii bu dee ailleurs xëy na nee na ay producteurs yu lay xoolal sa plan de carrière fii dañuy exploiter de suñu biir du yomb ay agence fii exploitation bi du yomb de boole ci nag pirates yi boo kiyee ñu sàcc la ngay liggéey donc dafa laaj benn législation bu wér boo xamante ne état bi du yem rek ci ay loi dafa koy boole nag bien que ñu ngi ci parce que sànq rek man teewee naa fële ca brigade bi nga xam mooy lutter contre contrefaçon gars yi ñu fa mënotee rafle ay mbir tout à l'heure en ville j'ai vu vraiment loo xam ne kenn nettaliwu ma ko mais war nañ gën a renforcer xeex bi ba ngeen di mën a jariñoo seen ñàkk. xam nga El Hadj Assane vraiment dama am
damay am problème quoi ci réew mu toll ni Sénégal. Débat yu mel nii sax di am. C'est normal parce que sentir naa ni que ñi jiiti réew mi teg yenn nit yi ci yenn branche yi nga xamante ni bi intéressé na acteurs culturels yi. ñu ngi jéem parce que on a le directeur ici et on a aussi un PCA. ñu défendre wala di expliquer pour que artistes yi comprendre ñoom fan lañ bëgg a jëmale artistes yi. mais c'est ce qui est dommage mooy lii yëpp tey jii artiste bi waroon na ko dépasser. dans la mesure où que mooy li may expliquer tout à l'heure wax naa ko nii que il faut que encore une fois ñu ngi ci réewu Senghor Léopold Sédar Senghor et qui parle de Senghor parle de culture. te réew mënul dox et je le dis haut et fort sans sa culture c'est pas possible. parce que ci culture ci la ñuy xam mandarga réew ak nu culture culturelle nag. ça dépend ci jàngkat yi ça dépend ci intellectuels yi parce que ci nekk li nga jàng toqante la ko loolu ngay wane. ba tax na tey au jour d'aujourd'hui da ngay génn tey jii fii bu ñu génnee léegi Almadies nga taxaw ci rond-point bi mais tu vas te retrouver avec presque 5 gosses yoo xamante ne bi innocent yoo xam ne xamuñu sax li ñuy def ñu yor CD ku nekk di ko jaay à 500 francs. Le gars qui est dans sa voiture bien climatisé du rus jënd album boobu à 500 francs au lieu de 3500 wala 5000 francs pour contribuer ci développement artiste boobu nga xam ni bëggul artiste bi sol carax. wala bëggul artiste bi ëllëg feebar ñu di ko ketal. wala bëggul artiste bi ñàkk oto ba tax mu jël Ndiaga Ndiaye parce que kenn du la ko permettre ci Sénégal. amul kenn koy permettre Alioune Mbaye Nder mu génn léegi. otoom paan mu jël Ndiaga Ndiaye. bu subaa nga gis ko fépp. dañ lay amee bind ko comme dañoo gaaw ci weerante léegi Sénégal et pourtant ñi nga xamante ni bii. ñoom bëgguñu accepté wuñu loolu ci seen artiste. ñoom contribué wuñu ci développement artiste bi. parce que ñoom artiste bi bu ma la waxee li artiste bi def yi pour génn album. bu ma leen ko waxee fii ni leen dina dem entre 30 et 40 millions si c'est un bon album. du ngeen ma gëm par rapport ak panneau géant yi ngeen gis ci tali bi les 100 faces c'est presque 10 millions pour 30 jours. boo ñëwee TFM pour fay spot yi da ngay fay bay bëgg a dee. boo demee yeneen télé yi da ngay fay bay bëgg a dee. soo demee ci yeneen rajo yi da ngay fay bay bëgg a dee. waxaguma réalisation album bi nga xamante ni bii studio nga koy defee te y a des artistes yoo xamante ni des instrumentistes yoo xam ne dañu war a ñëw pour ànd ak yow ci réalisation bi. waxaguma ñi nga xamante ni bi aussi ñoo def composition yi. mais c'est tout un dafa bari loo xam ne ni que artiste bi yëpp daf koy subir te ndeysaan bu génnee album bi yàlla bi ñu tiim xam na ni billaahi wallahi wa tallaahi su demee def compte ak waa ñi nga xamante ni ñoom la koy seqal 1,5 million du ko ci am. donc artiste mënul def chaque 2 ans mu génne album boo xam ne day dem lebi 30 millions 40 millions. pour génne album bu baax am na ñoo xam ne seen deret mayu leen ñu génne single. parce que loolu tàmmaluñ ko askan bi lu baax lañ leen tàmmal te lu baax boo koy def man par exemple su may def album il me faut 2 mois et demi 200 000 francs par jour le studio c'est combien? C'est beaucoup. wóor na ma wóoru yàlla duma ko gagner parce que buy génn à la minute bu ci topp mi ngi ci mbedd mi di ko pirate loolu nag lañ koy xeexee parce que BSDA SODAV léegi amul doole boo xamante ne bi mën na wër fépp ci Sénégal pour xeex loolu brigade benn brigade la ñu am il paraît que xëy na léegi changé na mais bi brigade bi di nekk brigade ñaari oto la ñu amoon te parfois dañuy dem BSDA abaleen oto def ci essence bu ñu dem mën a dem comme li nga wax ni tombé nga ci sànq bu amee ren bala amaat 4 ans parce que amuñu doole boobu bu fekkoon tey jii ñun li nga xamante ni ñu ngi koy génnee ñu koy protéger ñu di ko jaay ci anam yi nga xamante ni bi kenn ñemewul jaay chanvre indien ci feu rouge alkaat taxaw kon artiste du soxla aide nañu waxante dëgg mais loolu mooy problème mu artiste dafa laaj ay mesures radicales ko ci gàttal dinañ ci ñëw ci kanam tuuti ak directeur des arts ndax kooku plaidoyer la boo xam ne ñoom ñoo leen ci war a jàppale monsieur Diouf ci wàllu adhésion ba tey parce que Alioune Mbaye Nder waaw ñu baal ma il paraît que am na ku bëgg a bokk ci waxtaan wi asalaamaaleykum allo
waaw ñu jégalu monsieur Diouf ci wàllu adhésion yi. ñu ngi koy wax sànq c'est vrai Alioune Mbaye Nder mu ngi ñaawlu li nga xamante ne waroon nañu dépassé fii ba pare di soir ginnaaw di ko waxtaane waaye comme moo fi ne moom dafa naa ni nañ ci jàpp rek quoi vraiment moo tanee neen nees mën a def ba mutuelle bi dox. yan yoon la ñu war a jaar ñii seetaan nekk ay acteurs culturels ca bëgg faa ñëw bokki ñoom concrètement yan yoon la ñu war a jaar fu mutuelle bi ne mooy li may wax sànq rek communication aussi parce que booy def ci mbir nag da nga naan mbir maa ngi nii nag. waaw xam nga ñun ba ñu tàmbalee sax dañu newoon dañu ubbi benn bureau ci centre culturel bu nekk biir Sénégal. comme ça ku soxla nga mën a dem foofu mu mel ni mooy siège bi ñun ci suñu bopp suñu siège amaguñ ko woon mais waaye léegi ñu ngi Liberté 6 extension. ci gannaaw immeuble Aya. numéro téléphone fixe bi. dafa ñëwagul waaye incha allahu rabi ñu bëri jot nañ leen jox ay numéro. donc sëñ Diouf nag mutuelle bi kon moom mutuelle bi sax dafa laaj ak mpaj moom it. non mutuelle bi xam nga Sénégal buy waaj mbir. ministère bi ci boppam. dafa ne woon moom moo ñuy loger. dañoo dem ba ci biir nag ñoom. ñu am problème mu espace. kon loola mujjul antu. ñu dem luyeel suñu bopp équipé. xam nga déplacement boo gis nag ak laaj ligne yi ay temps ñu ne la foofu dafa saturé ak yi te nit ñi mun nañ laa jot tout le temps nag ci téléphone portable. kon c'est pas tellement le problème foofu. ñun li ñuy wax mooy mutuelle bi incha allahu rabi parce que xam nga tamit ci lim bi nu muy amee doole la doole mutuelle bi di nekk. parce que c'est vrai que bu ministère bi di jàpp. war nañoo mun a wéeru ci ministère bi. waaye nañu def ci suñu xel ne lii ay nit ñoo ko samp te dafa war a dox. te pour mu mën a dox faw lim bi am fu mu toll. lim boobu nag ñun moom la ñuy yóotu. te du nekk Dakar rek ndax ba subvention état duggee. lañ ñu njëkk a wax déjà bureau bi tey man suma secrétaire général mu nga Saint-Louis suma trésorier mu nga Fatick adjoint yi ñu nga Kédougou ak Kolda. kon xam nga loolu. déjà réunion bureau boobu rek problème la. conseil d'administration am na région boo dem am na ñu fa toogal conseil d'administration boobu. centre culturel yi amul fenn fu ñu dem waxu mutuelle bi ci ay CRD ak leneen te ànduñu ak ñi nekk ci centre culturel yi. ndax foofu la ñi acteurs culturels yi di daje. kon loolu yëpp dafa nekk yoo xam ne nit ñi bu ñu bëggee foofu la ñu war a dem mais comme dañuy sanc nag sanc dafa gaaw am na yu sotteeguloon en termes de logistique boo bëggee def une tournée nationale. xam nga ne yombul. pour nga mun a dem fu nekk liggéey ak nit ñi. waaye li ñu mun a wax mooy bu fekkee dañoo dellusi rek parce que mbir tam boo koy samp doo ci xër ba wax wala nga jëfe noo xam ne mënul yegg. dañu ne woon ñun. li ñu sas suñu bopp mooy bu ñuy yegg ci décembre 2017 dina fekk ñu am juróom-benn junni adhérents la ca des ñeenti téeméer moo ci xaw a manqué bu fekkee ne toll na. kon loolu mun nañ ko am. boo xaymaa ñooñu ku ci nekk bu bootee ñaar wala ñett di nga gis lim bi ngay am ci mutuelle bi. léegi kay mbir mi nga xam ne moom moo gën a tëj suñu bopp mooy kañ la ñuy tàmbali paj bi ndax tàmbaleegu ñoo faj. paj moomu nag la ñu wax ne bëgg nañ ci ñetti weer yi di ñëw ñu tàmbali ko fi nga xam ne ñooñu ñëw jiitu ci li ñu bindu wala bu fekkee am na ñeneen ñu ñëw ci diggante bi tollu foofu. muy Fatick muy Dakar muy Ziguinchor bëgg nañ fa tàmbali paj mi ba nga xam ne nit ñi lii gën a yomb ca communication ba sax da ngay jël ku mel ne Alioune Mbaye Nder mu ñëw ne la bindu naa faju naa. waaye foofu tam bëgg naa génne benn mbir mu ndaw boo xam ne war nañ koo dugal tuuti ci wax ji. ndax bu fekkee ne dangaa war a jaar ci pyramide bi ñuy wax ci poste de santé bi dem ci centre de santé bi doog a yegg ca hôpital ba am na ñoo xam ne daraja bi ñu am. mayu leen ñu mun a dem jaar ci poste de santé. loolu nag dafay nekk beneen prévoyance complémentaire. boo xam ne ñun dinañu fexe waxtaan ko ak ñoom. ba nga xam ne évacuation ba bitim réew sax mun na cee am. waaye loolu yëpp ci waaj bi la nekk. ak SODAV tamit. li tax ñuy liggéey ak moom mooy boo déggee wax ji léegi mu ngi dellusiwaat mooy ba léegi dañoo munagul ràññee
ñan ñoo yëngatu ci mbir mi. te bu fekkee ne dañoo nar a xaar ba pare fii doog a tàmbali fële. mun na am du ñu mos a yeggali. très bien kon fi ñu tàmbalee ni am na lu ñuy dajale. SODAV dañuy lëngoo ak moom. boo boolee ñaar ñi gëm naa ne. léegi statut artiste bi gën a gaaw. waaw statut bi foog ñu dem ci téléphone bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. bien je pense da nga am problème ci wàllu jokkoo bi asalaamaaleykum. waaw sëñ bi. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi nuyoo ñu toog ci plateau bi yëpp. ñu ngi lay fay. damay sant émission bi. wante dama bëggoon wax ci sama xel bu gàtt rek daal parce que man nekkuma fi bitim réew laa nekk. mais daal xam naa artistes yi daal Sénégal fii. problème yu bëri yéen ñi daal pour man ñoom ñoo jéemul nekk benn groupe quoi. parce que da ngay gis ci artistes yi Sénégal lu ci bëree bëri ci télé bi ci internet bi dina gis ñuy def ay jëfin yoo xamante ne di may xaalis bu bëree bëri. wala ku ci xewle sa morom dem jël alal ju bëri sotti fa lépp loo xamante ne daal ci plan boo xamante ne daal nit ñi dañ koy gis. mais yeneen mootam artistes yi nga xamante ne ñu ngi souffrir seen kër yi ñu ngi am ay problème ñu ngi feebar mënuñu faju ñooñu doo gis benn artiste buy génnee alalam di ko def ci concert yi wala ci soirée yi ku jël alalam dem fekk artiste bu feebar ñu ne kii kat artiste bi dimbali na diw ci man bokk li nga xamante ne gisuma ko lay wax. kon nag mbir boo ci bokkee da ngay yamale ma sàmba yamale ma demb yamale ñëpp. parce que artistes yi yëpp dañoo war a nekk benn. jàppalante seen biir lépp loo xamante ne ñu gouvernement ñu ngi koy yaakaar ci gouvernement wala ñu ngi koy yaakaar ci kuréelu yu nekk ci état yi yooyu ñun ñoo si war a jiitu. bu ñu ko defee ba pare nag état bu si jàppee baax na bu si jàppalee baax na. dëgg la. mais artiste war na weesu foo xamante ne dañuy toog naan état bi daf si war a jàpp lii diw daf si war a jàpp diw si war a parce que ñoom lépp tey jii bu ñu àndoon def ko benn rek wala ñu àndandoo def ko benn rek yaakaar naa fu ñu war a àgg ñun ñëpp dinañ fa àgg jàppalante. ok jërëjëf parce que artistes yi sonn bëri na trop. merci ñu ngi lay gërëm ci contribution bi am na solo. suggestion la rek bu gars yi gën a jàpp rek booloo mooy doole wax nañ ko sànq ci njëlbeen. maintenant monsieur le directeur des arts je pense que ni aussi culture bi Sénégal xam naa xëy na yéen ñi ci ne du ngeen koy mën a wax mais wax dëgg yàlla gars yi war nañ gën a yokk seen loxo nag état Sénégal war na gën a fulaal culture. waaw jërëjëf Assane. parce que nag mooy man somme yi may dégg am na yeneen domaine bëgguma tudd benn vraiment indi jaxase mais y a d'autres domaines yoo xam ni ay milliards lañ fay wax donc pourquoi ñu ne ay 35 millions amaguñu siège amuñu téléphone fixe quand même il faut dire les choses comme telles. foofu war nañ gën a yokk jéego yi. waaw El Hadj Assane li nga wax lu neex a dégg la ñu nit saa yu ñu ko mënee ñu ngi def ay plaidoyer pour moyens yi ñu yokk ko. bu moyen yokkoo rek ministère de la culture yéene yi mu am dafay gën a bar. dañuy réduire ay délais parce que am nañ projection yu bëri. mais dañu nekk nag si dëkk yoo xam ne yi El Hadj Assane dañu xaw a néew doole. priorité dañu bëri. boo nekkee ci dëkk boo xam ne bii santé bi problème la éducation problème la culture priorité la. mais il faut aussi ñu dem ci ak benn rationalité on le comprend. xam nañ ne gouvernement bi président de la république am na yéene bu mag a mag ci secteur boobu mais dafa am ay gàllankoor yu objectif yoo xam ne ñoom ñoo fi nekk mais volonté bi mu ngi fi. et c'est l'essentiel pour delluser encore si sama rak Alioune volonté politique am na bis bu nekk nga dégg ko président waxe ko jëfee ko te volonté politique moom moo ko yor. su xasee ba wax li ci des ñeneen ñi dañuy góorgóorlu pour fexe mu exister jox ko corps. loolu la ministère de la culture di def. leneen li ci tegu aussi mooy sànq nee nga tey jii Sénégal waroon nañoo dépasser loolu tubaab dafay wax mieux vaut tard que jamais. te tey booy seet. am na ay effort. ndax mutuelle kenn mosu ko wax. ñu ngi koy wax ba tey jii indil la sax ki nga xam ne kii moom moo ko jiite kon yaakaar naa ne l'espoir est permis mais statut de l'artiste. fi ñu si toll fi mu toll nii ci liggéey si móol ko mosuñ si toll si Sénégal. te loolu mooy tax tey jii li El Hadj Assane doon wax ñu xam kan mooy kan parce que tey jii
soo bëggoon a dajale journaliste yu Sénégal yëpp dina la yomb. ndax xam nga kii journaliste ak ku dul journaliste. soo ko bëggoon def tey jii ci secteur bi dina jafe lool parce que doo xam kan mooy kan. loolu problème la. su loolu wéyee. mais su boobaa monsieur le directeur est-ce que yeneen structures yi daañu leen ci dimbali parce que même si on en arrive au statut de l'artiste. da ngay gis télévision ak rajo yoo xam ni ñoom seen bopp ñooy jël seen i programme bopp dugal fa ñu leen neex ñoo xamante ne dañuy xëy rek autodéclaré wu artiste. di jouer ay film yu kenn xamul yoo xam ni dëppoowul ak sunu culture jàngalewul yeetewul bu boobaa est-ce que da ngeen di teg ay matuwaay pour teg daan yooyu télévision. mais forcément tey jii boo demee dëkk yi nga xam ni dëkk yu avancé yi la boo dem ñun France la ñuy faral di citer comme suñu référence. soo demee France tey jii dañu am ay clause de préférence nationale. par exemple programme mu rajo yi dafa am ay pourcentage yoo xam ne dañu naan la lii. kat fii rek la war a nekk. waaye aussi clause qualité. te loolu mooy tax. aussi ñu xàmmee parce que dafay am lu ñuy wax sélection naturelle boo xam ne il faut mu am. bu ñu neexee ne ku nekk jël micro na way waaye su fekkente ne bàyyi nañ sélection naturelle mu dem kii way te mënta avancer dana ko bàyyi dem defi leneen. mu ci amul talent. donc loolu c'est important waaye pour revenir rapidement à l'Hadj Assane si li nga xam ne lii cri du cœur bi nga xam ne léegi Alioune yëkkati na ko ci piraterie mais Alioune jamono moo dox nouvelle technologie yi daal di développé wu tey jii pirater benn CD dafa yomb c'est vite fait mais brigade bi nga doon wax léegi liggéey bi muy def mais mënu koo matale. mënu ko matale. nit ñaa ngi pirater fu nekk moo tax ñu ne nañu wut yeneen solution les plateformes de vente en ligne de musique gis nga leen léegi ñu ngi commencé di ñëw bugguma leen citer muy nuru publicité. am na fi leneen li aussi mooy si biir nouvelle société de gestion collective bi nga xam ne mooy SODAV am na ci ay droits yu bees yoo xam ne li ko wund li tax mu ñëw mooy possibilité bi nga xam ne nit ñi am nañ ko di jël ay musique di ko def ci ay clé di ko def ci ay téléphone portable di ko def ci ay ordinateur mu nekk loo xam ne lii ñi ko def ñi ngi fi te dañ ci am ay droit ñu teg li ñuy wax commission copie privée mooy lépp loo xam ne lii day dugg ci biir Sénégal te ñu mën ci def musique wala ñu mën ci def yeneen loo xam ne lii ay fruit wu propriété intellectuelle la ñu xool nan la ñuy fexee ba di ci def ay taxes di ko dajale di ko jox artistes yi loolu mais application bi nag mooy problème man je pense que il faut vraiment ñu jàppale gars yi ci application bi n'est-ce pas Lamine man dama comme le métier d'artiste surtout les comédiens dafa nekk déjà un métier boo xam ni c'est ouvert bu la neexee nga dugal ci communication mu ñëw ci bu la neexee nga def ci information bu la neexee nga ànd ci campagne suñu bëggoon a liggéey ak tey état bi ci boppam mën na recenser ñëpp ñu nga xam ne nii nekk nañ fi te ñu ràññee leen bopp parce que xamaguma ñuy ràññeegul parce que ba léegi nombre bi xamaguñ ko parce que statut bi tëraluñ ko au moins mu woo leen buntu la pour ñu mën fa am parce que campagne yi ñuy def mën nga ko jox artiste bi mu bind ko ñu def ko sous forme d'information ñu mën di campagne seen campagne yooyu ñuy faral def pour sensibiliser les gens loolu buntu la yi fi nekk ci buntu su ma ko doon lim tey du jeex Aliou dafa dugg foo xam ne nii tey dama ci am anecdote dama mës jógee je crois Thiès di ñibbisi dugg benn oto 14 places yooyu benn Ford la woon may ñëw di ñëw ba Thiaroye mu am ñaari filles yu doon jaay ay orange yooyu yu wow yooyu la orange dëkk bi waaw maa ngi wéeru woon nii ci parenthèse kenn ki romb daal ne kii dee Lamine Ndiaye la ñëw daal di ko wax morom bi dégg ko maa ngi dégg seen waxtaan bi mu naan ko Lamine Ndiaye day dugg kii yii ay fukki place ak ñeent yii jamais de la vie kii kay da nga koo jaawale waaye du moom ma gëstu leen daan ne leen pourtant moom la de mooma yaa ngi utiliser benn mot sànq naan star ma booleel la ci vedette xam nga man lan laa am ci étiquette yooyu ñuy taf nit ñi fii Sénégal la boo nee nit ki star la da nga ko xas parce que les stars ont trop de tard nga ni nit ki vedette parce que les vedettes ont trop de dette envers leur population ñoom ñoo leen def vedette mais donc loolu la ñu war a dindi suñu xel yi dugal beneen mentalité buy pousser métier bi mu mën a dem kanam ban la ñi ngay gis comme Alioune Mbaye Nder ak yenn musiciens yëpp c'est des entreprises ambulantes
ñoom yi ñu yore ci personnel yi dépendre ci ñoom rek mënuñ la ko wax. parce que yemul rek ci musiciens yi joué ñoom wax na ko sànq. dama dugaat ci loolu. am na ñu nit ñii ñu yore ay troupes yoo xam ne nii c'est des troupes privées. mais ñiy dépendre ci ñun pour mën a yóbbu seen kër ñoom it bari na. li may wax sànq ne artiste bi war na am statut foofu la amee importance. pour que ñu xam ne ñii dañ ciy liggéey parce que métier boo gis ni ñu koy mën a définir rek c'est par sa technique. alors que métier bi ñuy def dafa am technique am. bien sûr. alors léegi bu ñu jàllee ci loolu waxoon naa sànq ubbite yi nga xam ne nii ñoo ci nekk. li Koundoul wax je suis bien d'accord avec toi directeur. mais gis nga war nañu xalaat li Alioune doon wax naan ñu def politique bu bees parce que nag la culture c'est ce qui fait l'humain. duñ leen bàyyi noonu ba nit ñi laatukaan wala ñu feebar wala ñu làggi ba nga xam ne ni jëm foofu rek a ci des. ñu ne ñoo ngi leen di indil saako ceeb wala di jàppale ci suuf ab xaalis ak nangam. yooyu lay wax ne. nañ ko arrêté te jéem a formaliser le statut de l'artiste. ñu mën a xam ñooy kan pour mën leen jàppale nga ca war parce que man du ma ni dimbali. man dimbal ci yàlla laa koy xaar. bien sûr état moom moo warloo ak ñëpp ndax moo njaboote ñëpp mais Alioune sànq ci wàllu production également c'est-à-dire que wax lii wax la ca des artistes yi les acteurs culturels de façon générale li ñu leen mën a sikkee mooy ci wàllu production aussi ce n'est plus ça c'est-à-dire que boo réduire ce métier ci man naa wut benn géeru politicien rek benn single laay génnee saa yi moom laa koy woy wala non de façon générale waxuma ni yow rek la. non dama wala de façon générale dama yeggale sama xalaat c'est-à-dire que aussi nit ñi seen bopp xam nga nit ki yaa ngi naan production mais boo ko valoriser wul du am njarte c'est-à-dire que Sénégal dem nañ ba gars yi gisatuñu l'utilité d'aller acheter une cassette wala dara parce que léegi gis nga ni kenn woyatul c'est valable aussi pour yeneen métiers yi. mais moment bi nga xamante ne bii xam nga lu dama am équation dama am problème parce que CD matière première bi moo gën a yomb fuuf moment bi ñuy génne cassette bi suñ ko daan génne 400 et quelques la daan jar entre Xippi ak Studio 2000. tey jii CD vierge boo ci jël 10 soo moytuwul doo àgg 500 francs et pourtant bi ñuy génne cassette ci lañ doon gën a jaay man par exemple au temps de leneen bi may génne mbëggeel leneen laa. yàlla dimbali woon na ma jaay 130 000 exemplaires à 1000 francs. producteur bi Talla Diagne maa ngi koy nuyu de passage am ci sama groupe am ci 130 000 exemplaires à 1000 francs c'est 130 millions. du lu tuuti ci structure artiste boo xamante ni mu ngi soog a gimmi génn Lemzo Jamono. formé groupe am ba mu fay génnewul fil mu gëm boppam yàlla di ko dimbali ba loolu am. mais la mu denc kës néew bu fekkee yooyu yëpp dafa disparaître CD ñëw pirate ñëw ñu génne di teg te nit ñi nanguwuñu artiste bu toog 2 ans génnewul album da naan daanu na ay sa waay de déggatuñ ko te sa waay mu chaque 2 ans mu lebi 30 millions moom laa lay expliquer sànq. docteur li mu wax la sànq dama ànd ak moom ni que xam naa ni ñu ngi góorgóorlu di pousse ci volonté politique culturelle ñun sax dañ leen toll. parce que Seydi Aboubacar Sy sama xalaat bu gàtt dañ leen tooñ dañ leen fitnaal dañ leen indi problème dañ ko indi le président parce que c'est le président de tous les Sénégalais te bu sañoon li ma wóor mooy bu sañoon secteur yëpp jàkk waxuma rek culture li tax tey jii ngeen toog fii di wax c'est parce que bu ngeen sañoon tey jii ñun artistes yi ñu am lu ñu neex mais du ñu mën a am lu ñu neex tant que arrêté wuñu piraterie bi tey jii président mën na jàppale tout un chacun ci musiciens yi c'est normal bu ko sentiree parce que nit ku baax la mais dama ni tey jii ñu waroon nañu tey jii l'artiste devait pouvoir vivre de son art parce que li muy jaay ci album bu fekkoon tey jii ñi ñaa ngi ko jënd normalement dans les règles de l'art ñu def ko délit pénal nga xamante ni bi kenn ñi mawul jënd comme ni ma ko wax sànq ci mbedd mi wala ci feu rouge yi loo xamante ni bii dañ état bi daf koy tere loi bi daf koy tere kenn ñi moo ko jënde noonu ñu protéger artistes yi billaahi artistes du soxla ndimbalu kenn. maintenant bul fàtte Alioune monde beeg nouvelle technologie aussi xam nga du yomba li ngay wax ni yombul du yomb mais ñu xoos ci tuuti ba mu gën a ba mu bañ a flagrant parce que alkaati bi taxaw ci feu rouge bi di def circulation bi mais boo daa ngi taxaw ci wetam di jaay l'innocent
l'innocent intellectuel et intelligent. Parce que lui il fait ses 200 francs en rentrant. dama koy appeler dama koy tuddee innocent. mais innocent intelligent. parce que mi ngi jaay loo xam ne xamu ko. xamul lan la ci mën a lan moo ko ci mën a fekk mais quand même il va rentrer chez lui avec 300 ou 400 francs chez lui. ko xamoon sax du ko baax. du ko très bien ma ñëw ci mutuelle yi parce que sànq ba léegi am na ko dugg sànq def wàllu solidarité aussi les acteurs culturels bien asalaamaaleykum souvent daf na may orienté vers le téléphone ca téléphone am bi jagul asalaamaaleykum solidarité entre acteurs culturels est-ce que am ngeen oyof gi parce que dama gis ne Lamine mu ngi dàq baat yi star vedette tout ça ñu baal ma suma juumee de toutes les façons ñi ma wuñ màkkar mais gars yi oyof gi parce que parfois aussi nit dina teg boppam fu mu yeggul c'est-à-dire jombale boppam woy man am naa tur bu rëy wala nga foog lu ni mel du ma dem ci sëñ Babacar Diouf di rang naan damay fay mutuelle 1500 alors que mooy loolu sagu rek donc nit ki war nañu am oyof gi boo génnee sa métier nga sumi mbubu métier bi xam ni nit rek la daal di dugg ci li nga xam ni moo dajale askan wi yëpp sëñ Diouf ci wàllu adhésion waaw wàllu adhésion xam nga ñun sax dañuy yombal mbir mi ba nga xam ne ñun fu ñu yaakaar ne bu ñu demee fekk leen fa dañ leen fay fekk comme ci Fesnac bi wala nga am festival ñu ñëw bépp artiste bu ñu nekk foofu ñu jox la xibaar bi am benn table bu ñuy ubbi nga ñëw mun a bindu foofu parce que nit ki mën na am xanaa doo ko jot ni nga bëgg ñu ne Dakar dafa am département yu fi nekk département bu ci nekk war nañoo mun a dem ndax def nañ ko fi déjà Géejawaay am na koo xam ne dafa dégg mutuelle parce que loolu tamit dafay nekk lu baax kooku artiste la bëgguma tudd tur nag parce que nit ñi dañu gaaw a gis seen mais kooku dafa dem bureau directeur des arts bi na ko damaa dégg ñu wax ne dafa am mutuelle wu artistes yi kooku ne ko PCA bi daal xam naa ko mu ne noo damaa xamul naka lay doxe directeur des arts boo ma ne ma ndax mun naa ko jox sa numéro téléphone ma ne suma ñaari numéro téléphone yi nga xam jox ko très bien lépp luy question bu mu la mun a laaj wax ko ne bu ma gisee mu laaj ma ko waa ji génn bureau woo ma ne ma man damaa bëggoon nga ñëw suñu koñ ma ne ko jox leen ma bés bi ak heure bi nga dajale nit ñi ma ñëw àndi ay fiche su ma ñëwee ma àndaale suma rétroprojecteur toog wax leen boo bindoo naka ngay def ba bokk boo bokkee lan ak lan nga mun a am ak lan nga munul am bañ demee lu mu gàtt-gàtt am na fanweeri nit ñu fa bindu kon ñun fi mu nekk nii démarche mu ngi jiitu kii bu jàppee boppam ne rëy na ci wàllu végétariat bi muy wax ndax loolu tam réalité la boo xam ne waruñ koo bañ moom bu munul dem foofu war na mun a wax ne moom am na njaboot bu war a mun a dem foofu léegi moom bu bindee ñooñu foofu ñun dinañu andi ay pexe pour moom ñu boole ko ca la ñuy bind ndax nag xam nga dafa am loo xam ne ba léegi munuñ caa wax ndax bu lii sotteegul ngay wax leneen la ca topp dëgg la day mel ni dangay bàpp noonu rek waaye kenn xamagul li nga mën a li ñu bëgg mooy mutuelle bii nga xam ne tey mutuelle de santé la dafa war a dem ba nekk une mutuelle sociale bu développé mutuelle sociale nag day daal di commencer dugal wàllu professionnalisation centrale d'achat ak yeneen ndax xeex bi ñu war a xeex xam nga léegi ñoom Aline ñu ngi wax waaye Aline bu fekkee ne am na groupe wala mu am académie wala mu de théâtre wala mu am une troupe de danse ñu ne nguur gi dafa bëgg a wut ay emploi di financer ay nit waaw ndax projet boobu mënuñ koo jàpp projet bu ñu war a mun a financer ndax liggéey ya mu nekkatul fo waaye métier la dëgg la professionnalisation xanaa day fekk politique dandu foofu amul woykat bii du ma woy ak àndul ak man ak voilà loolu lépp dootu ci bokk fii nag li fi ne dafa bari Sénégal kenn mu ta wax lépp mais foofu la xeex bi nekk nag c'est-à-dire que xeex bi fu mu nekk nii mooy langue bu yaatu la langue bi nag dafay mun a nekk ñun ñu d'accord ne professionnalisation dina am professionnalisation tam li muy andi mooy boo amatee 130 millions ñu xam ne entreprise bi moo am 130 millions nii ak nii lañ koy gérer ñëpp tënku ci loolu bu boobaa day gën a yomb te loolu day nekk ci groupe bi mais day nekk ci compagnie de théâtre bi day nekk parce que loolu mooy liy yoon man nag damaa jàpp ne tey barke démb ak buñ parce que mun nañu xool tout le temps rek li ñu jot a dund am na jamono ñi dàqoon football fii ñoom dem ci yàlla Baba Touré ak ñooñu ma gis leen ñu doon football Fatick dañ doon football rek moo am ay nit ñu kontaan am lu ñu leen jàppale waaye dem nañ ba gis xale yi nga xam ne léegi
dañuy dem ci ay institut def fa formation génn gis nañ ni sport bi di andi ba Sénégal sax ci boppam tàmbali naa am football professionnel kon lii ñuy xaar ci culture bi tamit lu mën a nekk la. il faut tendre vers le professionnalisme. mais loolu moo yomb c'est vrai soo gisee man tudduma sax yu ci bari c'est parce que li ci essentiel dëggantaan mooy le statut de l'artiste. kooku suñ ko xamoon su ma nee le statut de l'artiste muy comédien bi musicien bi ñi mu ëmb dafa bari bu boobaa ñu xam ñan ñoo ciy musique yow yaa ngi jooytu léegi naan production yi ñuy gis léegi boo koy seetlu ba seetlu population bi sax aajoobu ko parce que au lieu mu defar day yàq mbir nag bu demee ba toll foofu c'est que dafa raxu am na ñu ci jaar ci porox ndoll bi ñoo xam ni dañ leen di woo ci suñu métier bi sax dañu naan non ñii dañu feeñ ba mu ëpp ara ma jël ñu bees dégg nga ñu bees ñooñu sax balaa nga leen doon jël su fekkee ne statut bi génnoon na am na ay règlement yoo xam moom la ñu teg sañoo jël kenn lu mooy ñu ciy liggéey ci métier bi mais Lamine loolu dafa am importance Lamine gis nga statut boobu ngay wax jël ko ci wàllu journaliste xam nga ñu ngi leen di jël exemple tout à l'heure yaakaar ne ñoom sottile nañu waaye ñoom li ngay jàmbat moom la ñuy jàmbat. bien sûr moo indi code de la presse bi moo andi code de la presse bi nga xam ne fukki at ak lu topp. ñu ko doon waaj. mu ngi doog a ñëw. dëgg la kon loolu dafa nekk loo xam ne ndegam nit ñi xam nañ ne lu war a nekk la. c'est global nañ ko commencé. nañ commencé léegi rek. monsieur le directeur ci wàllu woowu commencé nañ ko nees moo def ba gën a renforcer yëf yi. parce que effectivement mbir moo gis rek. mooy li may wax souvent di ko joxe comme exemple ceeb bi egg nañ autosuffisance ou non nañu commencé rek. bis dina ñëw dina mat ba dootuñ soxla bi bawoo bitim réew. Sénégal nag duñu commencé mukk dañuy toog di waaj et puis jubawuñ ci dara. loolu mënut a ne il faut ñu commencé. waaw El Hadj Assane c'est vrai Lamine wax na ko waxaat ko lépp mi ngi tënku ci statut de l'artiste. mais xam nga bu ñu ne statut ñii dañuy jàpp ne lenn rek la mais statut li ne ci biir dafa bëri. déjà reconnaissance bi nga xam ne bii artistes yi ñu ngi koy indi dans la société ni nga xam ne noonu la ñuy war a fexee ba améliorer seen statut économique. loolu ci biir statut bi la bokk. reconnaître aussi fexe ba ñu am une liberté d'expression garantir leen ko. ñu mën di exprimer wu. ñu bañ a wax ne Alioune Mbaye Nder woy bi waroo woy jëmale fii. non ñu bàyyi ko muy exprimer wu. loolu ci la bokk. mais aussi la question de la formation ci la bokk ñi nga wax professionnalisme waaw nan la ñuy nekkee ay professionnels bu fekkente du ñu tàggat ñi te formé wuñu leen. nga xëy rek ne lay ne cëpp dugg ci biir te jànguloo ko. loolu problème lay nekk. donc loolu ma yeggali tuuti rek ma yeggali loolu moom mooy indi lii El Hadj Assane doon wax léegi sur la qualité de la production. parce que yenn saa yi nga dégg wax dëgg yàlla ku nekk way nga dégg mu doy waar ñu xëy benn bés fabriqué benn vedette boo xam ne bii ñu jël rek teg ko ci kaw mais vraiment dafa métti quoi pour ñi nga xam ne ñi xam nañu li nekk ci musique laay wax waaye li nekk aussi si métier comédien parce que musique tey jii boo demee dans le livre des Guinness dañu ne bokk na ci métier yi gën a jafe bu mooy métier bi nga xam ne bii mooy ñiy wàcc ci suuf entrailles terre bi di génne minerai nee nañu musique bi tax ñuy wax bu jaaree yoon mooy métier bi ci tegu parce que dafay soxla au moins 8 heures par jour di ko liggéey tous les jours bis boo bàyyee sa loxo rek boo taxee mu feeñ donc boo xoolee loolu nga xam ko gis ñu xëy rek fabriquer benn vedette muy way yu kenn xamul am yu ñuy bërëng ak yu demee noonu parce que doy na waar daal donc mais naan noo koy xeexee moom may jaaxal parce que doo wut brigade de bastonnade non mais El Hadj topp yenn woykat yi dóor yëpp El Hadj li ñuy kii may ma yeggali El Hadj loolu aussi médias yi dañ ci am rôle bu am importance parce que nañu arrêté di xëy rek fabriquer ay xeeram pour animateur yi nañu waroon naa fi boole benn animateur waroon na ñëw ñu wax nga may ma tuuti rek moom mii di wax moo la ëpp problème fuuf ci jooytu woowu xam nga lu tax parce que sëmbaxloo boobu lay ñëw ci bureau am na ci ñoo xam ne ni bokkuñ ci mais dégg nañ ni moom c'est le directeur des arts rek ñu wutali ko ñu dem fa acca ba problème sax fekk ko ci parce que lii mu yore budget boo xam ne du xam ne mu koy séddoo te mënul jox kii te dankaloo wu ñu nekk ci benn famille mu sax joxe loo xam ne mooy interlocuteur bi ma doon wax rek waaw bu ngeen dimbalee état bi rek mu am benn interlocuteur moo gën a jaar ci yoon beneen bi mooy te mu wax leen ko léegi yéen ñi nga xam ne yéen a yore télévision yi
wut leen au moins des directeurs artistiques yoo xam ni jàng nañ yenn métiers yi. que nit bu ñëwee fii indi fi n'importe quelle production. mu mën ko xool am ci veille. au moins. bu dee rajo yi c'est pareil. mais bu fekkee ni télévision yeeg rajo yi amuñu directeur artistique boo xam ne dina toog statuer ci produit yi nga xam ni dañ kii mais médiocrité bi du fi dañ. dëgg la kon daal du yomb xam naa ni donc kàddu yu mujj yi vraiment ñu ngi ci njeextalu émission bi Alioune monsieur Diouf ñu daal di yeggale ci wàllu weneen di gërëm ñëpp nag di jégalu également parce que lépp bëgg a defar rek ni ngeen ko waxee amoon nañ yéen ànd ak yenn ci artistes yi waaye xëy na jot gee ko mayewul waaye ñu xam rek ne li ñuy waxtaane c'est fondamental ku ko soxlawul it sa njaboot soxla na ko wala ñi ne ci orchestre bi ak ñi nga xam ñooy bagage yi ci ginnaaw doole yemul donc nag ku ne xam ne rek yëf yi ca du dara wax dëgg yàlla ay ñetti téeméer ak juróom-ñaar téeméer chaque jour gars yi def fi dépense yoo xam ne boo ko tegee ca wet ga parce que faju bi yombul te Sénégal nag dañu bëgg ñoom di la may dafa am ñoo xam ne buy sañoon dañuy toog rek boo soxlaa ñëw ñu may la tey suba ñu gàntu la nit da nga koy jàngal nu muy nappe bu ko defee nga noppalu sax yow n'est-ce pas sëñ Diouf. jërëjëf sa gis nga Sadia moom daf may wax tout le temps ne ci fédération tailleur bi nit ñi boo leen bëggoon yóbbu ajana sax dañ leen di bu max mais loolu yëpp li muy wane daal mooy xam nga couverture maladie universelle dafa nekk lu bees waaye nekkul loo xam ne dafa bees ci suñu cosaan ndax ñun yàgg nañu am santaane yàgg nañu xam naka la ñuy booloo pour mun a jàppale ñu gën a néew doole ma yaakaar nag ne muy Alioune Mbaye Der muy Lamine muy keneen amul kenn ku amul place am ci biir mutuelle des acteurs culturels mu nekk tamit mbir moo xam ne bañ ko sampee ba tey ji ñu toll nii gisaguma acteur culturel bu toog diingat ko ñëpp daal dañuy wax ne jégaguñu waaye xamaguñu nañu baral communication bi loolu ñu yaakaar nag ne ni TFM loolu tam paradoxe la parce que ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci commune mais Alioune Mbaye Der rek bu wootee concert fii wala Youssou Ndour wala ñoom Lamine dem ci télé bi léegi mu siiw wala li olof naan borom uude du am dàll yu baax non du doon am dàll yu baax mais uude yi ñu baal ma uude yi non waaye bii moom danañ am dàll yu baax kon dañuy woo nit ñi daal dañuy woo nit ñi ci yëgal leen ne mutuelle bi taxaw na incha allahu rabi dinañu dem ci paj mi ci lu yàggatul te bëgg nañ mu nekk loo xam ne bu tàkkee dootul fay ba faw incha allah mu nekk loo xam ne day nekk benn jéego waaye jéego boo xam ne day dimbali nit ñi ngir statut artiste bi ndax nit ñi faw nga mun leen ràññee faw nga mun leen dajale te njëlbeen ma tamit bañ koy tàmbali man de la ma fekke ministère bi daf ñu doon convoqué man ndax maa élifoon réseau des acteurs socioculturels ña nekk ca ARCOT ñeneen ñi nekk ci ay bale ñeneen ñi ne ay fédération lañ doon woo ñu waxtaan comme dama yaakaar na ñoon ñëpp buñ ci jàppee insha allahu rabbi dina dox insha allah waaye El Hadj Assane ngeen gën a góorgóorlu tamit di ñu yebe xel ci communication bi ci wàllu critique nag bu fekkee da ngeen gis lu ngeen xam ne même dañoo war a ñëw rendre compte ngeen fexe ñu ñëw rendre compte dëgg la ñun tam ñu commencé ko ci sunu biir ñu di ndax li ñuy teg léeg-léeg ni nga ko waxee il faut ñuy segg ay comité d'écoute mais di teg lu la neex rek wala sama xarit la kii diw la loolu am na fii de am na fii ku wax lii wax la ci des ci rajo télé yëpp nag la am ak réseaux sociaux yi Alioune Mbaye Der kàddu yu mujj yi nañ wax leen neex maa ngi lay gërëm bu baax Alaaji Assane vraiment di rafetlu jotaay bi ak suma frère yi nga xamante ni bokk naa ko ñoom di ko rafetlu lool xëy na da ngay bëgg yenn say yenn jotaay yi mais du yomb parce que ku ci nekk doo am jot ba ci mel nii rek ngeen di mën a tase ku nekk gën a sa xalaat et je pense que xalaat bi ñu fi génn yëpp c'est pour rek jëmale artistes yi kan et artistes yi en général may rafetlu aussi seen dévouement ak seen engagement bi nga xam ne que bëgg ngeen artistes yi comprendre mais s'il vous plaît il faut qu'il y ait beaucoup encore plus de communication pour que artistes yi comprendre parce que ñi ci jàngadi ni man danoo bari 90% artistes yëpp de premier CM2 lañ CM1 lañ bàyyee CM2 lañ bàyyee il faut ngeen di communiquer pour nit ñi comprendre bu laajee ngeen wax ko ci olof pour nit ñi comprendre mutuelle lan moo ko tax a jóg gars yi leen ñor xam nañ ko de demal ambassade France c'est très très important visa yëpp ñoom lañ koy jox bàyyi intellectuel li leen ñor xam nañ ko Alioune bu leen vraiment wutal lay li leen ñor xam nañ fu ñuy jaar ba am ko artistes yi kenn jiituwu leen ci tukki mi visa yi da ngay am na sax benn oustaz bu ko jàmbat keroog wax dëgg yàlla li ñu bëgg dem vers ñu ngi fay dem nanu boole ci mbir yi oyof daal man daal affaire volontariat gi moom bu ñu ko tegul ci suuf ca ab sag moom sàkket rek la de boo ko ba ma xëy day daanu de non xam nga dañu am affaire anyway dafa am ñu bari ñoo xam ne comprendre ñu te il faut que ñu naxtaan leen guider leen
gis ni que ñun ñii tey jii dafa am ñun ñoo xam ni ce sont nos aînés ñu jàng ci ñoom ni ñu ëmbalee ni ñu ba tey fi ñu egsi je veux pas citer de nom mais je pense que nit ñi comprendre li may wax xale yi aussi ñi nga xam ne topp nañ suñu ginnaaw ñu comprendre loolu xam ni yëf yi du xiiroo du ŋaayoo du nangam nag ku ne xam nga ki la dàqawaay ku ne xam na ki la ëpp talent yàlla nag mooy joxe wërsëg yàlla mooy joxe li nga xamante ni bii moom mooy man maa la teg fii te kenn du ko mën a teggi te boo fekkee da ngaa nekk nit bu gëm yàlla loolu da nga koy nangu ante yàlla suñu borom waaye du tee ngeen booloo rek pour lépp xàccandoo dóorandoo pour lépp lu ñu bëgg am ñu am ko parce que ñii fi toog ñi tey jii ñun lañ fi toogal c'est très important donc maa ngi gërëm ñëpp vraiment di jégglu fekkee ni wax ni dëgg na maa ngi jégglu bu baax ñu ngi lay gërëm en tout cas defar rek moo ma ci jërëjëf Aline Mbaye Nder sëñ Koundoul laata ñuy jeexaleeg El Hadj Lamine merci El Hadj Assane di rafetlu rek vraiment initiative bi di rafetlu it kàddu yu fi jiib yëpp may rassurer sama rak Alioune li fi jub yëpp lu rafet rek wax ju rafet vraiment ñëpp defar la ñu jógee dëgg la mais may dellu si lu ndaw rek loo xam ne lii dafay faral di am bu amee artiste bu am jafe-jafe rek ñu taper sur le ministère de la culture dama yaakaar ne loolu aussi il faut ñu toog xalaataat ko seetaat ko ndaxte en réalité artistes yi même bu fekkente ne li ñuy liggéey vraiment lu rafet la ñi ñuy considérer nañ leen bëgg leen aduler leen ay sénégalais lañ comme si sénégalais yëpp yaakaar naa ñëpp d'accord nañ ci loolu te it ñu secteur bi rek la ñuy faral di gis lu mel noonu am ñu ne waa ministère de la culture fan la nekk pourquoi jëlul faj ko pourtant man Jolof laa dëkk ngi sama nijaay nga fa ma ngay bay ban ministère mooy ministère tutelle ministère de l'agriculture waaw pourtant bu feebaree maa koy faj du ñu xalaat mukk ne waa ana ministère de l'agriculture dëgg la bu fekkente ne sama mbokk mi nekk Yoff di pêcheur it ministère de l'économie maritime du moom moo koy def waaye secteur culture dafa am loo xam ne daf ko laaj looloo tax autorités yi am nu ñuy def ak artistes yi di leen couver di fexe bu méttee ñu ànd ak ñoom mais nag contexte bi nañ ko delloo place am ba tax bu yooyu amee ñu wàññi li nga xam ne dañ koy faral di teg ci kaw ministère de la culture muy un mauvais procès et pourtant effort yu bëri la ñuy def maa ngi profiter El Hadj Assane di jaale suñu mbokk artistes yi fi jógee bu yàggul muy Abdoulaye Bamba Seck moom lay waxuma sax Coumba Gawlo parce que mooy artiste bu mag la c'est un réalisateur c'est un compositeur c'est un parolier man mii bokk naa si ñi nga xam ne ñoo njëkk a jox instrument Coumba Gawlo Seck te moo ko daan indi pour ñuy tàggat xale bi donc kooku bu fi jógee il faut ñu jaale ko ki nga xam ne mooy Ndeye Diarra Gueye moom it jógee fi bu yàggul mu nekk artiste boo xam ne bi doon yëngu si musique traditionnelle ñu ràññee ko bu baax si genre bi ñuy wax taasu mu am lu bëri lu mu ci def kooku aussi ñi ngi koy jaal ay mbokkam di jaalit mbokki Oumar Ba Baypal li nga xam ne mi moom it diirëb mu am jagati yéeg ak sutante ci yaramam président de la république teggu ci loxoom ministère de la culture teggu ci loxoom ba yàlla def li mu def bi mu defee li muy def ñu continuer accompagner ko ak mbokkam ñi ngi may dégg xam nañ ne bañ fa demee bis di leen jaale jéppiwuñ na ndax tooguñu ba yàlla def lu ko neex ñu doon di ñëw dañ leen accompagner te loolu la ñuy jéem fu ñu toll waaye nag mbir mi matewul fépp dëgg la jërëjëf Koundoul rafet na Lamine kàddu yu mujj yi waaw man damay gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye li may njëkk a def te waroon ko door ma doon bàyyi ba ñu jeexal ñu soog a dugg ci jaal bi parce que comme waxtu wi ñu ñëw ak bu ñu door te it émission bi dafa laaj waxtu il fallait que ñu tënk wax ji rek fenn door nuyoo bi mais ci li ñuy wax ci suñu xol lañ ko tibbee njàll moo xam ne nii li tax mu gën a am importance te ñu tibbee ko suñu xol moo di nit ñooñu nga xam ni wàññeeku nañ te bokkoon ci ñun dañoo bokk ay géew yu bari yàlla dafa def aussi loolu naqar boobu aussi ma ni dal ma mais fàttewuma seen bos jiital sama bos ndax lépp bokk yem boo xas ba dugg ci biir suuf yow ki nga xam ni tamit yaa dendoog moom yëpp benn la néew moom néew la ma leen di jaal seeni mbokk ñoom ñëpp tey comme bu ma doon lim sax ñoom ma juum waaye yal na leen yàlla defal fa ñu jëm mu gën fii ñu jóge amiin leneen li mooy man je tiens trop au statut de l'artiste loolu def ma solool ba nga xam ne yenn problème yi nga xam mënoon naa ci dugg sax boole ko ci bugguma ci dugg
mais nañ defar bokk statut boo xam ne lépp luy médiocrité dina ko corriger. lépp luy manquement. ak ñàkk xam. mutuelle bi lu muy ñu jëriñ ak nit ñi fa la ñu war a dem li mooy ñaan rek mutuelle bi mooy fi nga war a jaar ba ca pat ma dafa xaw a gudd. boo defee inscription bi ak lépp li ci war. war nga boo feebaree rek nga jubal fa parce que feebar du xaar ngay jaar fale jóge fa génn fii de fii duggaat feeg yooyu ba ngay yegg. loolu xëy na moo diis ci mbir mi mais soo nañ ci mën a dimbalee aussi tamit nga xam ne kii feebar. ñu jël ko en charge ba pare fi mu war a jaar ay kayit jaar fa. loolu mun naa ne. yooyu yëpp ay xalaat la rek. li ci des yow laay gërëm di la sant. parce que noppiwuloo di jëriñ réew mi. jërëjëf Ndiaye ci say woote penc mi amul kuréel boo dul woo fi ngir ñu waxtaan lu koy defar lu koy jubal nit ñi ànd seen biir suuxat li nga xam ne nii mooy suñu réew ngir mu tekki soqaliku c'est important jërëjëf may gërëm ñëpp di leen sant ñuy déglu ñi ñuy xool tey te yàq seen jotaay ngeen baal ñu ci àq yal na leen yàlla fay mais El Hadj Assane donc ma la une seconde grand bi il faut mu kon ne look bi jàpp na ko daal pour ñu reetaan tuuti quoi bajaaw bi bàyyi ko nii xam nga karaw bi dee ko coupe c'est très nice dafa feesoon non c'est bien comme ça te li tax ma ko daan dagg tournage yi la parce que lii lañu bëgg lii lañu bëgg bu ñu ree tuuti quoi parce que wax nga dëgg itam vraiment xol yi dawoon na merci Alioune nga xam nga nag dañu bari tiitar artistes yi léegi tax kenn ñu foog ni soxla woonu mutuelle wut leen mutuelle nag gars yi déjà ñoom tooy gi ni tooy rek jar na am paj ñu ngi gërëm ñëpp vraiment le directeur des arts sëñ Koundoul ñu ngi lay gërëm bu baax Abdoulaye Koundoul gërëm bu baax Lamine Ndiaye moom duñ ko sax gërëm ndax ci këram la ne Babacar Diouf également di ko gërëm di ñaan vraiment liñ ko dénk yan bi oyof ndax am na solo artistes yi ak ñi nga xam ne ñoom daal am na nuñ taxawee réew mi man la ma leen di respecté vraiment réew mi nag malheureusement léegi wegatuñ dara ci loolu lu ñu war a jubbanti la ci lii lépp ñu bëgg a défendre dafay déteindre ci culture bi lu muy gën a yées suñu culture ñu koy gën a ñàkk waaw tubaab bi nag ñoom duñ ko yàq fenn ñoom bu ñu seetaanee ba ñoom seeni doom ni mu mel ñu melal ko suñuy doom waxuma la pétrole waaye ba moytul mèche ya sax ak xet ga duñu ko seen ak i gën nit da ngay am fulla wéeru ci sa culture ubbi ko ci culture keneen jërëjëf Diouf Alioune Mbaye Nder sama xarit woon parce que dafa ma xaw bàyyi nag mais maa ngi lay gërëm baax Alioune gërëm toute la régie Anacocha du côté de la RFM la régie ak yéen ñi doon seetaan li ci penc mi télévision Futurs Médias ñu fanaan jàmm